salaamaaleykum El Hadj Aliou Seck. waaleykum salaam Adja. yow yaay oncle kii di El Hadj Baba Touré ñu ko gën ko xam ci Elimane. un an mi ngi nii actualité mi ngi ci kanamu actualité bi est-ce que mën nga dellu si waat tuuti ci lu tax ñu interpellé woon kii di Elimane Touré. waaw asalaamaaleykum donc maa ngi nuyu képp ku ñuy déglu donc comme ni nga ko waxee at a ngi nii bi sama jarbaat sunu doom maag famille bi di rakk ci ñi mag ci ñi El Hadj Baba Touré Elimane Touré génne àdduna le 19 février 2017 muy dimanche bi ñuy jullee tisbaar ba pare moom it mu añ ba pare watu woon di waajal xëyub altineem ci la ko policier bu ñuy wax loo bu jóge policier Yëmbal ñëw fekk ci kër ga Yëmbal jël si ko bi mu ko jël see yóbbu ko policier Yëmbal ci tàkkusaan gi beneen policier bu jóge police port ñëw jël si ko fa policier Yëmbal yóbbu ko police port bi mu jógee police kër ga di def policier Yëmbal famille bi topp nañ ko ay rakkam ak magam yu jigéen rakk yu góor magam yu jigéen topp nañ ko ak benn nijaayam bi ñu ñëwee laaj lu mu def dañ ni rek dafa am ko ko war a jël see police port mais li gën a doy waar mooy bi ñu ko indee police Yëmbal dugaluñ ko ci biir gris bi dugaluñ ko ci biir police bi dañ ko teg ci banc bi ci biti mu toog di xaar bi muy xaar benn waay jóge police port ak taxi ñëw jël si ko bi ñu yegsee police Yëmbal la ñu gis ne am na ko fa taxawoon ku ñuy wax Big Boss kooku dafa jotoon ak Eli ba ñu sëq ay saaga kooku ne ko waxoon naa dinaa la yar donc maa ngi nii di la yar. mën nga dellu si lan lañ jote woon ñoom. waaw ñoom li ñu jote woon d'après li ñu ma nettali bi ay wi passé nee nañ Eli dafa am koo xam ni dafa amoon nag moom werante ci biir liggéey Big Boss daal di nangu mbir mi ci kooku ne ko dinaa ko régler ci régler boobu moom Elimane ñu séq ay wax yoo xam ne yu ñagas la Elimane saaga ko nee na bi ko Eli saaga mu ne ko dinaa la yar parce que du ma sa morom ci loolu nag la ñëw police Yëmbal dañ ko fa fekkee mu taxaw beneen policier jóge port ak taxi moment boobu la ko Big Boss ne woon dinaa la yar donc maa ngi nii di la yar donc ci loolu Elimane jànni ko nekk faalewu ma la magu Elimane bu jigéen sax ci fee yooyu mu ngi mer bay wax ak Big Boss donc li ci gën a doy waar mooy Elimane bi ñu koy jël si kër gi amul woon benn këyit bu firndeel ne police war na ko jël amul woon convocation amul woon mandat amul woon dara. kon ci lan lañ sukkandiku ba ñëw jël si ko. ci dara ci jaay doole rek lañ ko teg parce que amul woon benn mandarga boo ne police waroon na ko jël te li gën a doy waar bi ñu ko yóbbee police Yëmbal dugaluñ ko ci grille bi dégluwuñ ko binduñu dara dañ ko toogloo noonu rek comme koo xam ni ku ñëwoon rek di seet si lenn foofu lañ ko toogloo. ki nga xam ne aussi moo jóge police port bi mu ñëwee police Yëmbal moom it wanewul benn firnde wanewul benn kayit joxewul benn kayit taxi la ñëwee daal di ñëw rek ne ko dugal ci taxi bi te ba mu duggee ci taxi bi dañu gis ni ki Elimane joteloon muy Big Boss kooku dafa yëkkati xaalis jox policier bi donc ñun ñu jàpp ni waa ji dafa ger ay policier comme ni moon day yar Elimane pour ñu dóoral ko ndax gis nañu Sénégal loolu souvent dafay am des fois nga jote nit ñenn yi sax dañ koy def seen doom dem ni yaral leen ma ko donc foog nañ ni ñun loolu rek la woon ndax gisuñu benn convocation bu ñëw police même bi événement yi passé nee naa mago rakko Elimane demal kër délégué nga ni ko ba xam convocation daf fi mës a ñëw te ñu yëguñu ko gis nañu convocation mësul ñëw Yëmbal concernant Elimane Touré. 19 février 2017 la woon El Hadj Baba Touré ci la ko police Yëmbal interpellé woon yóbbu ko fii ci police port ginnaaw garde à vue bi mu def ci police port mën nañ ne moom moo indi mu ñàkk ci bakkanam. après loolu fan la enquête bi toll. waaw ci mbir moomu du ma ne dañ ko interpellé parce que interpellation acte la administratif bu police di posé ci dafa am règlement boo xam ca la war a jaar mais moom dañu ñëw rek foqati ko bi maanaam bu dee dañuy jël baatu tubaab dañ ko kidnappé laay wax. biñ koy yóbbu police port ña ngi ko jëlee police Yëmbal tàkkusaan yóbbu ko ñu bëgg a topp ci mbir mi policier bi nga xam moo ko doon yóbbu te jël xaalis Big Boss daal di bañ. ne na ngeen xaar ba suba ca altine yëpp ngeen ñëw police port bi waa kër gi delloo ca kër ga toog
ñu julli timis tuuti rek ñu téléphoné sëram bi ñu téléphoné jot sëram ne ko góor la ñu soxla bi góor ñi wuy jee ñun leen ñëw leen police port bi ñu laajte waxuñu leen li xew bi ñu demee ba police port noonu ci guddi gi lañ leen ni Elimane génn na àdduna rakkam yu góor yi ànd ak seen benn nijaay bi ñu nee nu mu génnee àdduna ñun leen dafa xaru bi rakkam bu ñuy wax Lamine Touré laajee fan la Elimane nekkoon ba xaru ñu won ko benn cellule donc fi ñuy jàpp nit ñi bu ñu leen yóbbu police bi ñu xoolee cellule boobu Lamine li ko gën a jaaxal mooy cellule ba nee na fekk fa dara lu dul benn butéelu 10 litres boo xam dañoo dagg bopp bi donc genn wàllu butéel baa fa nekk xëy na pour tuur ndox la lan leen mais fii nu fi nit mënee xaroo policier bu ñuy wax Saliou ne ko fii la foree buum pendre boppam mu ne ko fan la takk boppam moment bi mu ko ne fan takk boppam policier bi tontuwul ndax la mu wax ne fii la foree buum te boobu Lamine nee na gisu fa buum gisu fa dara cellule bi gisu fa lenn loo xam ni mandarga ni nit mën na fa xaru bi ñu laajtee ana corps bi ñu ne ñu corps bi jox nañ ko sapeur ba mu yóbbu ko hôpital loolu ñu jaaxle parce que naka la ñuy jëlee Elimane ci tàkkusaan timis passé tuuti ñu ne dee na ñu ñëw fekk ñu fa corps fekk ñu fa dara loolu nee nañ xaru na yóbbu nañ ko hôpital boobu ñun gëmuñu li ñuy police wax parce que mandarga amu fa boo nee ni ñoom li ñuy wax dëggul parce que ñun ni ñu xamee cellule donc ni ñu xamee la fay xew bu ñu nit nekkee en garde à vue xam nañu buum du fa nekk ndax bu fekkoon waxtaan dina gudd sa naa la jox ay exemple yu wane ni loolu mënta am mais bi ñu weddee loolu ñu ne leen dañu bëggee gis corps bi waa police nañu xaar leen ba suba heure bi même boo leen demee hôpital doo leen ko gis xaar leen ba suba altine ngeen ñëw boo leen ñëwee ñun dina leen entendre ensuite ñu ànd dem hôpital loolu ñoom ñu def li ñu wax ca suba sa ñun ñu ñëw ca altine ja ca police bi ñëwee ca altine ja li gën a doy waar ñu ngi fa ñëw ci suba ñu entendre ñaari frère am Lamine ak Modou Khayri ak seen benn nijaay Serigne Bay la ñuy entendre ci li ko commencé suba ba tisbaar jot ci tisbaar gi nit ñi bëri fa lool moment boobu tisbaar di jot ba ñu julli tisbaar ba pare ba nit ñi bëree bi waxtaan bi bëree bado yu bëri ku nekk di commentaire am na ku ne ki ñu fi indi démb ak taxi kooku mënulul boppam dara mënulul demal boppam mënulul dikkal boppam donc ñun ñu njort ni Elimane biñ ko mujjee gis ñun muy dund mooy buntu police Yeumbeul bi ñu koy dugal ci taxi bi donc ñu jàpp ni ñoom dañ ko rey diggante police Yeumbeul ak police port wala dañ ko reyee biir police port mais ca ëllëg sa lundi ja ba ñu gisee corps bi la ñu am firnde ni kii dañ ko dóor gaañ ko rey ko ndax dañu ne dafa pendre boppam mais dañu gis ay gaañu gaañu ci bopp bi nit mënta pendre boppam ay gaañu gaañu ci bopp dañoo gis nopp bi dafa tëcc catu nopp bi dañoo gis ay gaañu gaañu ci loos wi donc ñun ñu jàpp ni kii lii nit mënu ko def boppam ci li ñu gis dañ ni dafa pendre boppam mais baat bi dañoo gis ni dara nekk fa marque corde amu fa dara amu fa donc ñun ñu xam ni kon kii dañ ko dóor ba rey ko ndax Elimane amul woon benn raison pour mën a pendre boppam ndax amul woon dara lu ko naqari koo xam ni da doon vivre vie bu neex vie bu gai di toppatoo ay doomam ndax jabaram dafa génn àdduna donc koo xam ni ko responsable la te jullit la woon te koo xam ni it amul woon leen lu ko naqari nii ci kër ga nii ci koñ ba mu doon àndal nii fa mu doon liggéeyee. loolu gannaaw suba lay def 1 an est-ce que yéen enquête bi am ngeen ci ay dara lu bees wala. enquête bi gisaguñ ci lu bees ndax lañ ñu waxoon te nekkut mooy ñu ne woon Elimane police dañu woon Elimane buum la pendre boppam policier bu ñuy wax Sali wax ñu ko dellu si porte parole police ba woon daal ne Elimane darab ba mu tëddee woon la pendre boppam loolu it nekk lu am gis ñu enquête bi dëggal ni loolu wax yu dugguwut la beneen bi ñu defee autopsie bi rapport d'autopsie amul ba léegi enquête bi waxaguñu dara ci ñàkk rapport d'autopsie bi mais li gën a tey sunu xel mooy le fait que mbir mi ay policiers ñu taqal leen ci ba pare enquête bi police di ko def ñun jàppoon nañ ni ci ñàkk a xam yoon xëy na la ñuy waxee mais jàppoon nañ ni bu police defee jëya ka war a enquête warta nekk police mais Elimane bi ñu ne dafa génn àdduna 19 février boobu ba fii ñu toll toujours police mooy dox suñu diggante beneen bi enquête bi famille bi mennum Lamine Touré lañ ci déglu au niveau du tribunal alors que am na ñeneen ñoo xam ne am na yu ñu fekke am na yu ñu nettali
am na yu ñu gis par exemple bi Big Boss di jox xaalis bi policier bi ñàkk a fekke woon Lamine ak ñeneen la mais ñeneen ñooñu laajuñu leen bi ñuy jël si Elimane ca kër ga ñàkk a fekke woon laajuñu leen bi ñuy dem ca police ñi ñuy wan cellule bi ñu koy xool fekk ñu fa dara ñeneen ñu dul Lamine Touré laajuñu leen donc taximan bi aussi ñun amuñu dara ci moom lu leer parce que taximan bi moo mën a firndeel ni ndax Eli biir police port lañ ko faate wala laata ñu yegg si police port lañ ko faate ba xam dóor nañ ko wala gaañ nañ ko avant police port kooku taximan bi ak policiers yi rek ñooñu ci mën a wax te comme policiers yi ils sont mis en cause donc taximan bi mooy personne bu ñu mën a jàppee personne bu neutre bu ñu ci mën a wax dara donc loolu sunu avocat maître Khoureyssi Ba mu ngi koy topp ñuy déglu fa mais ba léegi amaguñ ci lu leer donc looloo tax ba léegi ñu ngi réclamer justice ñu ngi réclamer leeraange ci mbir mi. est-ce que mën nga dellu système ci condition yi nga xamante ne moom la ñu réaliser autopsie bi. autopsie bi bi ñu ñëwee police altine ji bi ñu ñëwee hôpital altine ji di waxu autopsie dañu ne tey du mën a nekk ndax soxna si war a def autopsie day jàngale ji loolu police moo ñu ko wax ñun ba léegi waxuñu ko waa hôpital parce que police moo dox suñu diggante benn lieutenant de police ca suba sa talaata ja bi ñu ñëwee lañu lieutenant de police boobu ñëw ñu gis ni li gën a doy waar dañ ne dañuy def autopsie mais ñun bi ñu ñëwee hôpital rek dañu gis ñu indi benn camion bu def ay gémi mooy alkaati yooyu sol mbaxana xonk yi tey dóoraate bi ñu gisee ñu teew fa ñun ñu jaaxle ñu ne mais autopsie lu fi gémi di wut si mais ci moment boobu ñu gis après police scientifique ñëw bu police scientifique ñëw ñu ne kon autopsie kon war na mën a am ñun ñu jege si bi ñu jegesee li gën a doy waar mooy lieutenant de police boobu dafa ni nañu génn ndax ñun suñu yoon nekku ci ñun leen déedéet suñu yoon a ngi ci ndax suñu doom suñu mbokk moo gaañu mais ñu wax ñu carrément ne duñ fa jege soxna si nga xam ne moom moo waroon def autopsie bi moom ba mu génnee dafa yuuxu dafa mer ba tey xaw ma sax lu ko merloo mais comme ñu ngi doon waxtaan ak police dañuy teew ci auto wala duñu teew rek moom mu disjoncté yuuxu fa bon wane fa daal ñàkk sago goo xam ni bu jéggi dayoo léegi bi mu defee ñu ne moom na nit ñi wàññeeku quelques nit ñu wala kenn kese dugg ci ñu ne benn nit ci famille bi du teewe autopsie boobu mais li gën a doy waar mardi boobu bañ fa toogee ba ngoon ga di xaar rapport d'autopsie la ñu ne duñ ko mën a am lu dul mercredi ba nañu ñibbi mais bi ñu jógee hôpital di ñibbi laataa ñu yegg kër ga am na ku ñu téléphoné ci ñun nekk rapport d'autopsie bi pare na bi ñu demee ca suba sa gisuñu rapport d'autopsie ba léegi may wax ak yéen 1 an après ba léegi teguñu bët rapport d'autopsie gisuñu ko benn certificat de genre de mort la ñu gis ku ñuy wax Gisèle Woto Gaye signé ko ne Elimane dafa dee ci pendaison waaye ba léegi indiwul baatu xaru kooku it ma signalé ko mais li gën a doy waar dafa bind ci mbir mi ne dafa am li ñuy wax luxation du rachis cervical en C1 C2 ñun bi ñu laajtee loolu mooy lan ñu ne ñu dafa mooy bi maanaam daal loosi moo damm bi ñu defee recoupement ñu gis ni loolu ñu wax ni moom la Elimane gaañoo am na keneen ko police yëmbal jàppoon dóor ko ca at yi ca ginnaaw ki ñuy wax Ablaye Wade yëngu moom it même chose la donc ñu gën a confirmer ginnaaw contradiction yi police wax ne buum jóge fa ne buum ne darab ensuite ñu gis ni police moo encadré affaire ñu gis ni aussi la ñu wax ni moo rey Elimane ak la ñu wax moo rey Ablaye Wade yëngoo ñu niroo ñu xam ne kon la ñu def Ablaye Wade yëngoo mooy dóor ko ba rey ko moom la ñu def Elimane donc dañ kaa dóor ba rey ko donc ñi ngi ñaan léegi pour que justice leeral mbir mi mais tant que mu ngi bàyyi mbir mi ci enquête police am na loo xam du mën a leer parce que nit ki mënoo bëgg def mbir ñu war la àtte yow nga war a gëstu la nga war a xam moo war a leeral àtte ba parce que police mënul enquête ak police ndax toujours solidarité de corps day am toujours jàppalante ci ñi nga xam ne ñoo bokk nañuy liggéeyandoo mënta ñàkk. Elimane Touré lundi lay am mooy le 19 février 2018 si lay am 1 an. lan ngeen prévoir. dañu préparé comme Elimane le lundi 19 février lay am at bi mu génnee àdduna ak léegi bi ñu ko fàtteeg léegi ñu ne li gën a am solo ci commémoration bi mooy le fait que Elimane dimanche lañ ko jël si donc saay-saay yi ko jël si dañoo bàyyi ba nga xam ne wóor na administration fonctionné wul ñu mën a def seen mbir ñu ne kon nañ ko feetal dimanche ja
beneen yoon bi dimanche bi aussi mooy tax ñu mën a dajale nit ñi ndax dañuy organiser benn marche boo xam dañ ko bëggoon a tàmbalee jëlee ko kër Elimane Touré fa mu jóge woon ba police yëmbal parce que waa yëmbal distance boobu lañ ko mujjee gis donc jëlee kër Elimane Touré doxu teey doxu jàmm ba police ba ginnaaw bi ñu ko wàccalee kaamel ñaanal ko mais bi ñu defee këyit gi nga xam ne mooy war a yoonal marche dañu dagg yoon wi dañ ne bu ñu yegg foofu nañu yem ca essence yëmbal bi maanaam fa nga xam ne fa la ñu jëlee woon Elimane Touré yóbbu ko police port donc ñun tere nañu ñu yegg foofu mais terewul ñun li am solo rek mooy ñu wane ni bëgg nañu mbirum Elimane Touré leer parce que li dal Elimane Touré mën na dal bépp sénégalais boo xam ne sa loxo jot sa ginnaaw wala yoroo ndombal tànk wala ku yor ndombal tànk tiimu la mën nañ ñëw sa kër jël la yóbbu la faagaagal la te du féete fenn te dañ ni sunu police bi ñi koy gàkkal ñun dañu war a xeex pour que loolu deñ parce que soxla nañu police mais dañoo bëgg police boo xam police bu set boo xam ne reykat du ci nekk ku ñuy ger du ci nekk te gis nañ ni ay reykat ay gerkat ba léegi ña defoon Elimane Touré loolu ba léegi ña nga ca biir police bi donc marche bi loolu la ñaanal Elimane Touré mais aussi wane ni xeex bi dafa continuer et que xeexu setal police la xeexu sanctionné ñi nga xam ne ñoo def njombe googu muy rey nit ci dañoo jël xaalis donc un denier du crime donné par Big Boss moo tax ñu rey Elimane Touré noonu. je sais que boo amoon looy tàggatoo bi ak sa waa famille lan lay doon. waaw tàggatoo bi day dellu ci doomu Elimane Touré yi Elimane ginnaaw waajuram ndeyam ak baayam ba mu bàyyi ginnaaw ay frèram ak ay sëram dafa bàyyi ñaari tut tànk ñu jigéen doomam yooyu ne serait-ce que pour xale yooyu bu ñu màggee war nañu xam ci yan anam la ñu faagaagalee seen papa jaay ko doole néewal ko doole rey ko ndax xaalis loolu donc la parce que Big Boss joxe na xaalis ñu reyal ko Elimane Touré donc loolu dañu bëgg justice bi def liggéeyam pour que doomu Elimane Touré heure bu ñu màggee xamuñu ñan la ñuy doon mais ñu xam ne au moins justice sénégalaise ba mu jotee waroon nañ def la ñu waroon def nañ ko loolu rek aussi di jaale njaboot gi di dellu jaale Sénégal yépp ndax Elimane nekkatul mbirum Elimane mbirum Sénégal yépp la parce que loolu ñu def Sénégal yépp la ñu tooñ ndax police bi la ñu gàkkal ci guerre donc loolu daal lay tàggatoo jërëjëf